Cheikh Ahmed Tidiane Gomis comme ni ñu ko waxee rétro nga fas yéene def ci atum 2021 bi ak li nga xam ne moom moo di wàllu sport li gën a marqué sénégalais yi. waaw li gën a marqué sénégalais yi ci wàllu sport. waaye balaa boobu rek da nga may ndeysaan ñi fi génn ci wàllu sport. ku ci mel ni Joseph Koto. ku ci mel ni ki nga xam ne mooy Lamine Diack. ku ci mel ni Lamine Dieng entraîneur. dégg nga ñooñu ak ñeneen di leen di ñaanal. gën fii ñu jugee. parce que il faut les rendre hommage ñooñu dafa am lu ñu liggéeyal Sénégal. il faut que ñu toog di xalaat ci ñooñu ci liñ fi bàyyi. ci jaloore ci maanaam defar ci wàllu tàggat yaram vraiment di leen di masu seen ay njaboot. dégg nga bon li gën a marqué nag xam nga gis nga sport Sénégal 2021 dafa am yoo xam ne daf cee xew. bu ñuy xool échec bi moo ëpp réussite bi nañ leen waxante dëgg. wallaay parce que 2021 bu leen da leen di rappeler nekk 2021 la ñuy joué la ñu def Jeux olympiques. et loolu foofu la ñuy xayma maanaam yow sa sport dëkk. nañu waxante dëgg Jeux olympiques la ñuy xayma naan parce que dëkk bii de ci wàllu sport mu ngi avancé wala mu ngi dellu ginnaaw dem nañu ci Jeux olympiques amuñu sax place su finale premier tour ñu toog yëpp premier tour presque. indiwuñu benn médaille discipline yëpp. waaw yi ñu taxoon a def. doo dégg dama ne yow eggoo sax finale mais premier tour nga toog loolu mooy wane santé wu sport au Sénégal. doo dégg lu ma la wax non c'est que balaa premier sax mais nga qualifié finale. qualifié wu ñu bay. qualifié wu sax deuxième tour laa la wax kon ce qui veut dire foofu la ñuy xayma maanaam sport au Sénégal foofu la ñuy naan. tolluwaay gi sport Sénégal ndax mu ngi maanaam wóor na. évoluer mu ngi évoluer wala évoluer wul mais neexul ba neexul du neex ñenn ñi waaye loolu moo am ci loolu baromètre la natt suñu doole. kon nag il faut que ñu jàpp ne que sport Sénégal maanaam foofu wane na ne que dafa feebar. tanewul day gën di dellu ginnaaw lu tax muy gën di dellu parce que am na ay années yoo xam ne daan nañ dem sax final. am na jeux yoo xam ne ci ginnaaw. même suñu raaya indi voilà waaw dem nañ sax final. à part benn médaille bu ñu am en 1988 ak Amadou Diaba mais ba léegi Sénégal mënagul am médaille. et alors que li ci gën a doy waar souvent dama koy wax c'est que ni xaw ma ndax nit yaa ngi ciy bàyyi xel mooy que ñun moment yi ñuy chuté di dellu ginnaaw am na ñoo xam ne ci Afrique ñu ngay avancé. boo toogee ba Niger di am ay médailles olympiques dem ba Côte d'Ivoire di am ay médailles olympiques yenn dëkk yi di am ay médailles olympiques yow mii mënuloo am alors que dëkk yooyu fii Sénégal la ñu jàngee sport nee naa la sport Sénégal sport Afrique bi ñuy expérimenté maanaam sport ñu njëkk a taxaw di def sport Sénégal ci la bokk moom ak Algérie la c'est en 1900 déglu bu baax ne boobu Senghor sax judoogul boobu ñun taxawal nañu wax nañu sport dañ koy def. teg raay teg kii yëpp banxaas yëpp teg ko. ah. yan sport la ñu def boobu jamono ji wala football ok football la. parce que bul fàtte ne première équipe bi nga xam ne en Afrique moo fi mag en Afrique. mooy JA 1921. waaw yàgg na de. tu as vu. sport boobu la ñu njëkk a commencé moom la ñu ko ci foofu la ñu commencé di def sport 1900. ba tey jii alors que léegi ñun bi ñuy def sport ñëpp ci Afrique fii lañ doon ñëw jàngee. Maroc bii. fii lañ doon jëggaane. Maroc Tunisie. au lieu ñu dem Algérie. parce que seen kiiwuloon mais fii lañ ko jàngee. te tey jii ñooñu raw. tu as vu que nga recul boobu. foofu lañ koy nattee doo ko yoon il faut nga xool démb ak tey. boo bëggee natt sa bopp da nga ne démb man fan laa toll. évolution léegi tey jii fan laa toll.
c'est que c'est ça aujourd'hui Jeux olympiques bi wane na ne kon année bi mooy 2021 foofu mooy njëkk a nekk fiasco et puis il faut que ñu bàyyi lenn xaalis bi ñuy def ci sport bi ndéem barewul mais xaalis la te génnul ci sport bi yéen a ngi nii gis ngeen Coupe d'Afrique bii ñu jëm nii fédération mu ngi demander 5 milliards du contribuable laa la wax 5 milliards du contribuable mooy ci gafaga askan bi waaw voilà ñu war a juqee ci gafaga askan bi 5 milliards bu leen ko xeeb 5 milliards mën na defar ñaata dispensaire ci àll ci kii bi ci dëkk àll yi ay hôpitaux sax ñaata la mën a dundal nit 5 milliards léegi bu ñu ko jëlee nag jox ko nag ay nit ne leen dem leen lenn rek moom moo am parce que dañ leen a wóolu bëgg a yaakaar ci yéen noonu la Jeux olympiques yi demee. kon loolu yëpp loolu moom moo doon kii. xaalis bi ñu def sport bari na de mais te duñ ci gis. waaw bu daan dañuy indi ay coupe ay trophée sax day wax dëgg yàlla jar na ko moom. jar na ko de gëj nañu indi trophée. il faut mais est-ce que aussi xaalis mooy tax ñu indi ay trophée. ci la bokk nag. liggéey la. xam nga nee naa la sport kenn du tëb rek ne damay nekk champion d'Afrique processus la. processus maanaam day am fu muy commencer ak fu muy jeexee. boo ko toppee ba ñëw da ngay am. beneen échec mais équipe nationale lu basket bu jigéen bi muy dem Cameroun ñun on était deuxième. en Afrique nous deuxième. waaye ñu wàcc quatrième. ñi séntu ñu indi coupe. ñu wàcc quatrième. deuxième la ñu woon. léegi ñu ñëw wàcc déggangole ba quatrième échec gënu kaa ñaaw. échec la. yooyu échec lu koy expliquer. échec parce que liggéeyu. parce que jar na taxaw seet. dama ne ñun liggéeyu. est-ce que du Covid 19 bi. non liggéeyu avant Covid bi dañoo doon échec. waaw ñun liggéeyu ñu. mais lu ñu war a def. damaa gis Covid 19 à bon dos de lu ñuy kii rek. Sëriñ da nga bëgg a dëgg ñun dañoo liggéeyul maanaam fi ñu war a teg suñu tànk la ñu tegul suñu tànk. ni ñu waxante dëgg gis nga maanaam bañ a wax dëgg moo ñu yóbbee lii yëpp. sëriñ day ñëw gis dëgg bi xam ne que lii mooy góom bi. mu naan non fii amul góom. mu koy raay waaw fii amul góom non fii amul góom. ñan ñooy responsable vrai responsable. mais les vrais non c'est partagé. l'État am na ci part de responsabilité mooy maanaam. sa politique orientation. acteurs yëpp la daal voilà orienté politique bi ne man nii laa bëgg dëkk yëpp dañoo am seen politique sportive. dañ naan sport bi ni ñun suñu sport nii lay doxee na ñëpp jaar nii lii lu mu laaj bu laajee lii ñu def ci lii beneen part bi moom mooy les dirigeants xiiroo ngee ak ŋaayo bi. ci biir fédération yi. lépp ku nekk di xool sa intérêt personnel xooloo sa intérêt général. kon structure réew mi yëpp la. léegi nga ñëw wàcc rek ba ci ñun journalistes yi la presse sportive. on est responsable. on fait partie. comment mais non comment parce que dañuy gis góom bi. mooy li ma gis góom bi te doo ko wax. bu ko keneen waxee nag ñoom ñu teg ñoom ñu ne boo ko waxee ñu tam la dëmm. yàlla waaw kon minorité kon ñu koy def bariwul daal. non doo dégg la ma wax dama ne. mais ku war a wax est-ce que sport Sénégal buñ la tuufee nga noppi est-ce que loolu baax na sëb liggéey. part de responsabilité état dirigeant journaliste na ñoom wax te dëgg. waaw man des fois damay toog di waxtaan ak samay naataangoo journaliste mais man je me demande sincèrement honnêtement damay naan non est-ce que man mii est-ce que man maa ngi Sénégal man je me demande cette question-là des fois. est-ce que man maa ngi Sénégal. lu tax nga ne est-ce que yaa ngi Sénégal. non parce que la ñuy wax ak li réalité bi du woon benn. ñoom man li ñu ma bëgg a théoriser. ak man li may gis man. ak li ma ci yàggee di ci gis di xool. méngoowul damay taxaw di wax. un dirigeant li gën a ñaaw moom mooy lii mooy dirigeant day wax ci suuf waaye bu ci kaw li muy wax ci kaw bokkul ak li muy wax ci suuf. dirigeant day ñëw tax na ministre bi xamul dara bu ñëwee tax sax ne monsieur le ministre ay noonu lañ koy waxee man maa la ko wax fii
Sénégal. alors que du ñu ñemee dem wax ministre monsieur le ministre sa politique bi baaxul. sañuñu ko. waaye benn sëriñ mooy toog fële. ne ministre nangam ñoom ñu ati commencé. soo ko am fitu wax. voilà non du ñu wax. du ñu wax. mais bu ñu wéesee ak yow dañu naan pourtant wax nga dëgg de. fañ lañ war a wax ak fañ ko war a waxee duñ ko wax. du beer mais c'est xam nga loolu. mais est-ce que aussi duñu et puis beneen affaire mooy xam nga lan la mooy que ci biir sport Sénégal dafa am ay dirigeants yoo xam ne ñoom nekkuñu fi pour intérêt wu sport bi mais seen bopp. mbaa duñu def seen poche la ñuy wax. non doo dégg def seen poche ak seen image. ñaar moo am def seen poche ak image. defar non image moom defaruñ ko. parce que bu fekkente ne. non image personnelle laa lay wax waxuma la de. dama ne image personnelle. d'accord dafa mel ni man sax ñu dénk ma dégg nga maanaam fédération basket. man au lieu ma toog xool lijjanti image yu basket bi ni ñuy xoolee basket waaye man sama image laay toppatoo mooy damay lijjanti sama bopp ba pare après basket bi soog a ñëw. damay lijjanti sama bopp après. football bi soog a ñëw. c'est pas comme ça. ça c'est la nation. la nation mooy lan moom mooy gis nga gis nga loo xam ñëpp ko bokk. ñun ñëpp ñoo ko bokk. tey ndam bu amee xoolal Amadou Diaba bi muy gagné médaille olympique. naka la Sénégal yëpp kontaanee. xoolal 2019 Coupe d'Afrique ba bi ñuy nekk Égypte. Sénégal fii nga gis image yu Sénégal. ñëpp kontaan. même kay bu ñuy gagné réew mi day neex. doo dégg réew mi di neex. wallaay. mais coach du pays. ndam dafa neex poser ab question ci kaw responsabilité yi nga situé mu mel da nga wax dirigeant naka noonee taskatu xibaar yi yëngu ci wàllu sport ak ñeneen waaye itam autorités yi mais ñi nga xam ne ni ñoom ñooy def buñ dee wax sax sport individuel yi. maanaam yenn ci discipline yi nga xam ne ni dañuy dem ci Jeux olympiques yeeg yooyu mais sunu joueurs yi nga xam ne tey ñoom ñooy représenté Sénégal ci yenn ci li nga xam ne moom mooy am ci Afrique yenn ci jongante yi am ci Afrique wala ci àdduna wërngal këpp ñenn ñooñu est-ce que tamit mënuñoo war a situer seen responsabilité bu ñu xamee ne bu ñu ñëwee fii ci Sénégal du ñu joxe lanu am ak lanu ñàkk yëpp wane ko Sénégal ba ñëpp xam ne joxe nañ corps et âme mais bu ñu demee ci seen ay club ak yeneen dañuy briller dañuy fonctionner comme pas possible mais bu ñu ñëwee fii day mel ne dañuy gor seeni yeel ma lay wax benn amuñu ci part de responsable li nga wax dafa am waaye kii war a mën a dindi loolu mooy entraîneur bi teg naa Serigne teg naa Fadou Faye teg naa Moustapha Diop ku ma ci gis koo xam ne joxewul à fond du ma la dugal sama match loolu lay entraîneur damay xool yow mii Fadou Faye ñëw na équipe nationale li muy def ca clubam gis naa ne defu ko fii xoolal dama lay teg à côté kon parloo da nga ciy gis non doo dégg la ma ci kaw entraîneur yi ak joueurs yi nga xam ne ñoom dama la bëgg a wax ne que ci foofu coaching bu baax coaching la problème de coaching la da ngay xool joueur bi am na non li nga wax am na de dëgg la de am na ay joueurs yoo xam ne bu ñu ñëwee fii xoolal bu ñu demee fële seen club waaw dañuy taakalante parce que dañuy fekk coach boo xam ne mu naan leen defal lii defal ma lii ñëw nga gis défenseur bu ñëw corner am nga gis mu ñëw taxaw commencé préparé buy mbëkk rek nga xam ne que kii non koy jël ak doole xool bi la que kii waaye bu ñu ñëwee fii seen bopp dañ koy bëgg a dugal génnaar bëgg a teg seen tànk nangam waaye yow coach bi yow xam nga ka yow gis nga yow yaa ngi xool xanaa yow doo xool Fadou Faye buy joué kii Liverpool ak Fadou Faye buy joué fii déjà yow nga xool ko nga ne ko yee kaay am nooy waxee ak noonu ne ko saa fii c'est la nation waaw coach bu ñu gisee loolu yëpp am ci 2021 bii nii nga analyser ko ne échec la ci wàllu sport est-ce que kon dinañu am yaakaar ci CAN bii ñu dëgg man CAN 2022 bi xam ne dans 10 jours rek le 10 d'ailleurs war nañoo jouer suñu premier match dama lay wax benn affaire ci CAN bi Serigne li ma lay wax fii dama bëgg nga jàpp ko teg ko si kii dama koy wax te di nga man li ma gëm la bu fekkoon ne gëwuma ko du ma ko parce que man du ma wax lu ma gëmul dëgg la Serigne am nañu équipe boo xam ne mën na gagner Coupe d'Afrique bii. waaw yal nañ gagner waay. ñun dañ ko am. man doo dégg li ma la dama ne. am nañu équipe boo xam ne mën na gagner Coupe d'Afrique bi. classement FIFA yi gën a. doo dégg li ma la ñoo bu dee gagner rek bu dee gagner Coupe d'Afrique bi. am nañ ko.
am nañ ko de. on a tout pour gagner cette coupe d'Afrique ci wàll bu nekk. loo xam ne suñu ay adversaires manqué nañ ko mais ñun manqué wuñu dara. commencé ko ci xam nga lan. mooy ci préparation. ci ni ñuy defaree équipe ak ni ñuy tegee équipe. dama lay jox rek benn exemple bu ndaw. il y a 2 mois ou 3 mois de cela équipe nationale fu muy dem à Bafoussam fu muy dem. waaw tànn nañ ko ba defar nañ néegee sax defar nañ ko commencé nañ ko pomper yàgg na defar nañ ko ba mu naagis. pour gën leen mettre à ca Cameroun. ca Cameroun. boobu coupe d'Afrique bi ñëw dama ne boo dégg li ma la wax man li ma la wax. état du Sénégal foofu nag gis nga. dama koy wax souvent di koy waxaat man tey ji ci 2021 bi ci côté équipe nationale damay ne xoolal Macky Sall wàccoo na ak Sénégal ci côté équipe nationale. loolu de bu ñu tegee seen wàccoo na Macky Sall kaay dama naan Macky Sall équipe bay dem. wàccoo na ak équipe nationale. léegi lu des. équipe bay dem. ma ne waa Macky Sall li mu def. mën naa ko am ate nañ ma benn président jëlee ko ca Senghor ba ñëw ba ci nii benn président li Macky Sall def ci équipe nationale kenn musu kaa def. waaw léegi lan moo des bu dee xam nga lu des. léegi lenn moo des. la balle est dans le camp des dirigeants fédération. la balle est dans le camp des joueurs. la balle est dans le camp de l'entraîneur. L'entraîneur Walf Quotidien sa nee na si c'est le trophée ou la porte. ah waaw mais c'est une évidence. coupe mbaa mort non attends 6 ans. coupe mbaa mort 7 ans. bëgg nañ ko 7 ans loolu de waaye 7 ans. ñu bàyyi la ci ab béréb. avancé woo. dàq laa ci xam. 7 ans. lan la doon doyee defoo ko. waaw 7 ans. man bu doon desoon na ci man rek man bi mu ñàkkee contre Cameroun en 2017 laa koy dàq. man nag dama décidé wu. waaw parce que man nag. kon da ngaa jàpp nañ ko may lu ëpp. ëpp ba 2017 ba 2022. ma ne ëpp ba wis. wala léegi wis nañ ko. léegi nag nañu jàppale. léegi wis nañ ko. moom est-ce que gënul yàgg ci entraîneur. moo ci gën a yàgg moo doo dégg. mais aussi il est confiant. Aliou Cissé mi nga dégg muy wax nii ci ci coach boo xam ne muy préparé. ma ne kaay dama la wax il est confiant. ñun ñoo ko gën a confiant. il est confiant. ñun ñoo ko gën a confiant parce que xam nañu lu ñu am. état du Sénégal moo ko gën a confiant loolu tax mu jël ci xaalis di. moyen bu baax tey jii Macky Sall boo ko fëggee kaay dama leen di wax benn affaire boo xam ne ñu bëri xamuñu ko ci équipe nationale. gis nga 2 fois gis nga équipe nationale bu soxlaa benn affaire Macky Sall da koy yëg dañuy dem wax ko day xoolal day bàyyi lépp. kon bokk nag ñu muy gën a veillé daal. doo dégg la ma la wax Macky Sall boo ko yeewoon léegi. nga ne ko équipe nationale soxla na. dafay nekk nag ci président. waaw jox na leen fi ay yoon avion présidentiel. soo ko woon léegi ne ko jox ma. waaw jox ma avion. am na fi. baat loo ko naxee mu am na fi Sénégal naka dem voyager. adversaire mu joué ak adversaire bi fii. déglu baal ma la de. Sénégal pare léegi nag ñu ne donc il faut que Sénégal teel a voyager dem. ca dëkk ba. Sénégal moo jiitu. adversaire moom ki dëkk ki mu war a fekk noonu. waaw ki mu war a fekk. moom moo ko jiitu Sénégal moo ko jiitu dëkk ca dëkk ba. xam nga loolu nu mu demee. dañoo dem Matar ba dafa dem mu ne Macky Sall lii la Macky Sall nekk ca avion. te pourtant bu dee yeneen secteur. avion spécial. gars yi dem jël avion jour boobu laa gis laa gis Matar ba xam nga moom c'est pas son rôle. moom moo doon dem di wëri avion. di fay avion. di lijjanti avion. comme ñoom moom wane nañ seen am na koo xam ne am na koo xam ne tey jii yàlla baax na dugg na fédération. man may saluer sa présence dans ci biir fédération. kan la moom mooy Ablaye Fall. Ablaye Fall. c'est le trésorier de l'État. waaye gis nga moom daaw 2019 xam nga nu mu doon def. pour benn coow moo woo bañ a am. Macky Sall da ko ne non moom Macky Sall dañ doon wax. ba sa xoolal day dem kee toog 2 jours. andi. la leen soxla wax mu ñëwaat Dakar. d'accord jël aca andi lijjanti. noonu lañ doon def aller retour. di koy def moom Ablaye Fall. mais na dara du manqué. moom Macky Sall ne ko bu dara manqué mu ne ko dara du manqué. dara du manqué. entraîneur bi c'est le mieux payé au Sénégal. c'est le mieux payé. loo moo tax ma ne ko wis. dañ kaa yokkal. dañ kaa yokkal salaire am. léegi nag moom fu mu nekk nii lenn rek
la mën a delloo njukkal Sénégal. xam nga mooy lan. lenn kese jël coupe bi. mais jël coupe bi jël waaw acca. acca man coupe bi moom dama jàpp ne. njort war na see mën a rafet. en 2002. la ñu demoon Mali dajee fa Cameroun final. 20 ans après. 2022. ñu war a dem Cameroun nga jëloon coupe ba war faa def CAN bi mel na ni dañ koy foqati ji xam naa ñi ay ci chiffre rek 2002 ak 2022 ñoom dinañ si ñëw peut-être année bu war a mën a porter bonheur la à l'équipe nationale du Sénégal man bon jàngat boobu dama ko si def mais dafa jot pour ñu jëli ko. ñaata weer ci gannaaw. ñu ngi nekk meilleure équipe d'Afrique ci classement FIFA donte classement FIFA am na ñu koy critiquer. naan peut-être du tegewu ci dara seen classement yi bopp la ñuy def mais. li nga wax noonu ñëpp d'accord nañ ci ñëpp d'accord nañ ne équipe nationale bu Sénégal lépp lu ko war a mën a may CAN bi am na ko. kon fi doon yi ñoom ñoo ci des pour mën koo jëli. ah loo tax le ministre des sports Matar Ba moom li mu wax leer na de. yow li nga lii ni naan la coupe Udor. moo ko njëkk a wax porte. moom nee na am bàkki démb maa ngi koy dégg sax moom ne objectif bi c'est la coupe. taxaw na lijjantiwu sax wax yi ñuy wax parce que moom xam na. c'est la coupe. man am naa ci yaakaar xam nga démb dama doon waxtaan ak samay ay samay copains douaniers dégg nga colonel Issa Niang mu ngi may déglu. ba sax ma ne ko mu ne ma Gomis yow daal man comprendre yow daal da ngay yaakaar yow am nga yaakaar ma ne ko am naa yaakaar. mu ne ma Gomis man yoo xam ne ngaa changé ci diggante bi ma ne ko changé wu ma dama am yaakaar. dama am yaakaar ne dégg nga. war nañoo mën a indi bu ma toogee ba si yàgg sama xam man ñoom samay ay waay lañu. dégg nga am na koo xam ne bëggul sax man tudd turam. mais dégg nga Dakar Pétrole. waaw dina xam ma xam bëggul sax ma tudd moom tamit xam nga ñoom ñëpp. bon dañ may laaj. ndax coupe bi am nga ci yaakaar. man foofu ma de. am naa ci yaakaar. man yàlla bu yaakaar gis nga bii laa gën a am yaakaar. kay yeneen. dama bëgg gis nga li may wax nii. ba ëllëg. parce que man dama ci am yaakaar. nga gën a am yaakaar bii. voilà xam nga lu tax ma am ci yaakaar. manko bi c'est un processus. yéen c'est que da ngeen comprendre. manko wuti ndam sport dama la ne on ne décrète pas un trophée ou bien une médaille. duñ ko décréter. da nga koy liggéey. Aliou Cissé bu fi de groupe bii muy nekkal nii groupe bii di ñëw même bu fekkee ne sax day tâtonner di tâtonner mais groupe bii c'était depuis 2012 une équipe en gestation de 2012 ba 2022 c'est 10 ans egg na ci fi nga xam ne dafa war a jël ko mature na am nañu ñaata joueur ñoo ci kii yow sa leader yëpp mos nañu jouer Coupe d'Afrique joué nañu Coupe d'Afrique. du ñu ay novice. yooyu tegtal yooyu laa leen di wax moo lay war na ne que man Cheikh Tidiane Gomis damaa gëm ne que coupe bi day ñëw. ñor nañ xom. loolu ma gëm loolu waxuma ko pour ba lu neex même bu fekkee ne d'accord ma ak Aliou Cissé d'accord ma ci ay nu muy classé d'accord ma ci kii mais gëm naa ne c'est kii man bu ma jàkkaarloog moom benn baat laa koy dama ko def la balle est dans ton camp. am nga tout pour gagner la Coupe d'Afrique loolu laay wax Aliou Cissé man maa la ko wax. la critique positive moom boo fekkee. am na ko tu as tout pour gagner cette Coupe d'Afrique. tu as tout. que mu jàpp ne critique yooyu c'est positif rek. bu ko xamee rek dina jëmale kanam. mu jël ci leçon. léegi nag. maa ngi ko wuti ndam li. waaw maa ngi ko wuti ndam li. incha allah waaye te beneen affaire bu may tëjee mooy. muy ministère des sports muy fédération nañu moytu àq. balaa ñuy dem Coupe d'Afrique. nañu régler lépp bañ a àq am. àq ñan. àq xam nga nit boo ko amelee fay ka. d'accord nit ki boo ko war a teg fii ci place am. teg ko boo ko mérité teg ko fa. ñaar yooyu mën naa leen ko wax buñ ko defee on mën di jël lépp day baax. incha allah lépp day baax man maa la ko wax fi dinañu toogaat fi ngeen dem Cheikh Tidiane Gomis waxoon nga ko. c'est vrai àq baaxul. àq baaxul day topp but boobu ñuy jël contre Algérie. kii wu ma de. waaye bit boobu. baari bitu àq la war na leen xalaat loo. bit boobu nga xam ne bal ba day naaw. ne pays dugg sa kaan. war na leen xalaat loo. yàlla nañu ci yàlla musal. da leen di xalaat loo de ci atum ren bii àq baaxul. nit da nga koy teg la coxo bu mérité place bii teg ko fa. Fatou Faye boo leen ko amelee xaalis. fay leen ko. baax na ci bërëb de. boo ñu dem Coupe d'Afrique ngeen dem ci jàmm ak salaam. ku war a dem
ku mérité dem la ñuy yóbbu waaye nañu bàyyi di yóbbu ay wéykat. marabu yi di waa ay wéykat yoo xam ne du ñu mus a ñëw stade. d'accord ay wéykat. bu ñëwee di yóbbu ay may leen billet pour may leen ay marabu yoo xam ne dañuy. xamuñu dara gagné wu sax équipe nawetaan. waaye non xam nga mooy ne. waaw ñëw ci ministre bi ne ko coupe bi day ñëw. réel gëléem. te mësuñoo gagné équipe nationale mësuñoo gagné nawetaan ñu yóbbu leen ci hôtel yu baax ya. ñu ñëw ñu toog ñoom ñëpp ñu toog ci hôtel yu baaxee nekk ñu fa lu dul def seen yëfu yooyu rek seen yëf yu sant yooyu. ñu koy def. te gëmuñu dara ñooñu la ñuy moytu. nañu moytu ñooñu nañu yóbbu. koo xam ne chaque jour mu nga ca stade di sonn. kooku mérité na dem. te am na lu mën a apporter. Cameroun lañ jëm de. Cameroun waaye di yóbbu ay wéykat. ay wéykat yoo xam ne ñoom tojuñu sax Sénégal. ñu rek ba saa bëgg leen yóbbu. d'accord tojuñu Sénégal maa ko wax. voilà d'accord bon léegi nag fu may tëjee mooy. mooy. ci élan boobu rek laay wax mooy que damay wax benn affaire mooy que dafa am ñaari nit yoo xam ne ci plateau bi man ci 2000 kii bi. 2021 bi dama leen di delloo njukkal. mooy ñoo xam ne. dañu nekk ci football bi. di jëriñ sport bi nekk ci football bi de. waaw di jëriñ sport bi. di te utuñu ci ndombal tànk utuñu si dara politique ñu. dama ne politique ñu. dañuy def te yàlla tax. daañu nañu ba nga xam ne boo nee politique ñu ne politique waaye seen alal bi yëpp mu ngi dugg ci sport. muy benn Cheikh Seck. mooy jëkkëru Damas. ancien international waaw ñu koy nuyu bu baax. lépp lu mu am mu ngi koy delloo ci sport bi ak ci football bi. te musul ne que politique bëggul sax politique xamul sax luy politique. keneen ki mooy Ablaye Fall ki ma leen doon wax bu trésor. Ablaye Fall waaw. moom mi nga xam ne il fait tout pour le sport. mais musul ne dama bëgg a maire musul ne que dama bëgg a nekk nii il le fait parce que il aime le sport. mais patriotisme boobu nag moom xam naa da si baax. gis nañ fan yële Mamady Doumbouya daa mel ni waxtu bi ñu. waaw ñu Mamady Doumbouya di yeb Sili national équipe nationale bu kii gis nga lam leen wax. mel leen ni ku dem xare ñun dañuy xeex fii pour suñu dëkk xeex leen pour suñu dëkk. gis nañ par exemple ay Mobutu ak yeneen président yoo xam defoon nañ ko fi. bu ngeen gañee jaru sax ñu ne ñëwaat suñu dëkk. pour wan la ne la. patriotisme boobu noonu bon buñ ko wax suñu joueurs yi parce que nag. mais nag ñoom tamit nañ ànd ak benn patriotisme boobu noonu gëm seen bopp xam ne drapeau national lañ leen jox bu ñuy dem gis nga cérémonie lañ koy organiser ñu jox leen drapeau bi ñu yoraayi réew mi dem foofu noonu te yaakaar naa kaan nag fi mu toll nii moom jot na mu ñëw soxla nañ ko non waaw man foofu jox la dig daje àjjuma insha allah foofu laay tëjee li nga wax gis nga président Guinée bi lu mu wax kooku moom dafa dem ba sax mu ne leen jox leen ma indi leen coupe bi wala ngeen delloo ñu xaalis ngeen delloo li xam nga wax yooyu dafa baax ñu koy wax joueurs yi. day motiver. wax yooyu dafa baax ñu koy wax joueurs yi. et on a des personnes yoo xam ne ñu nga fa. d'accord dégg nga ñoo xam ne dañu kii li may wax nii mooy man li ma gëm man dama gëm loo xam ne gëm naa ko. yàlla bi ma tiim. rawal c'est que da ngeen xamul rek waaye man gëm naa ne que lii c'est la bonne mais la bonne boobu dafa am foo xam ne il faut que mu mbat y a des personnes. yoo xam ne. tey jii. vraiment il faut les saluer. d'accord. dégg nga surtout wàllu sport liggéey bi yëpp dirigeant yi def fu mu nekk nee naa dama ne la actuellement nii. néeg bu joueur bu nekk xam nga sax sa néeg. à Bafoussam. hôtel bi gën a baax à Bafoussam. kon nañuy dem jëli ndam ni incha allahu rabbi comme ni ko Cheikh Ahmed Tidiane Gomis waxee dem rek jëli ndam ni incha allahu rabbi di la jox dig daje incha allah ni kii aljuma ji di ñëw waaye bala ñuy eggale ñaareelu pàcc bi ci émission bi dañ daan dem jëli sunu mbokk sponsor yi nga xam ne ñoom ñoo ñu teg loxo ba tey ji ñu mën a toog di wax ñu dellusiwaat ci plateau bi.